non Sénégal mérité wul lii réew mu mel ne Sénégal mérité wul lii te nag Bougazelli lañ jàpp ni ah moo doon wër télé yi fan yi di saaga ñoom président Ousmane Sonko ak ñeneen ñi Bougazelli mais bu leen xam ñeneen ñi ci des sax parce que bu ne la jàpp nañ Bougazelli dellul nga xool ñeneen ñi dellul nga xool ñeneen ñi nga xamante si nii ñoom lañ jàppagul du Bougazelli kese de Bougazelli lañ jàppagul jàpp nañ ñeneen 5 yoo xam pour le moment bokk génne leen yeneen 5 yoo xam ni faux passeport diplomatique lañ doon jaay te ñoom la ñuy tuddee député ah ñoom ngay gis ñu nekk assemblée ne ñoom ñooy wax mbiru Sénégal Sénégal mérito wul li dañu waxante dëgg Sénégal ak li fi nekk ci ay nit yu baax man la moo tax Sénégal nangoo jël seen réew mu jox ko ay médiocre ay nit yoo xamante si ni amuñu benn valeur waa ñun lu nu dal man li ma bëgg a xam mooy Macky Sall est-ce que tey bu tëddee dina nelaw Macky Sall moo doon moom man tey gàccee may rey bu dee ñii la ngemboon ne ñooy samay député ñii la ngemboon ne yaa ma représenté fii mooy ñoom Bougazelli ak jaaykatu passeport diplomatique yi ñii ñooy waa kër Macky Sall ñii ñoo wër télé yi lëmbe nit ñi ñii ñooy fekk gor ñi ñu taqal leen ñii ñoo jël sunu justice di ci taqal ku leen neex ak di ci yeew ku leen neex ana procureur bi tey su ma doon mooma du ma nelaw ndax gàcce doomu baadoola yépp ñu ngi mu yóbbu ci kaso bi doomu baadoola yépp mu ngi procureur bi yóbbu ci kaso bi ci ay détails lu bon la mais ci ay détails la procureur bi da ciy naaw tey jii nii Bougazelli war na tax procureur bi sax man xaaruma ci moom ay ruus ak ay yu nel noonu parce que maanaam procureur bi war na Sénégal yi que ne respecté wu leen loolu moom leer na ba noppi procureur bu respecté woon Sénégalais yi dana am sax parfois mu faire semblant mais procureur bi brique bu tojee Pikine mu dem autosaisir brique bu tojee Pikine mu dem autosaisir brique bu tojee tamuy baadoo la ku bokkul ci Macky Sall mu dem autosaisir ana procureur bi ñun naka la ñuy nekk si réew mu mel nii naka la ñuy nekk si réew moo xamante si nii ah scandale yu mel nii dafay am nit ñu mel nii dañ leen di bàyyi ñu génn di doxi seeni soxla doomu baadoole ñu tànkale leen ci tàngoor bi ci anam yoo xam ne si mala sax mérité wul loolu Sénégal du ñii ñoo ko war a jiite Sénégal du ñii waruñoo am sax suñu carte d'identité ñii mérité wul ndi wuyoo Sénégal ñun dañoo romb élite bi nit yu baax yi dañoo romb ñëpp ñëw jël ñi gën a débile ñi gën a salte ñi gën a suufe ñi gën a maanaam gën a ñàkk solo ci réew mi ñu ne am leen jiite leen ñu toog ci bureau yi yor 8-8 yi xam nga doxaan jabooru jàmbur yi yóbbu caga ji Dubaay jëndal leen ay oto jënd alkaati yi weñ loxo justice bi weñ loxo police bi jënd juge yu bëri instant bi nii bëggatuñ dara ci seen métier ndax nañ bañ a woon politique ay temps koo ni politique rek mu ciipatu léegi noonu la ñiy def justice ba tax na am na ay juge yu jub yu def seen liggéey mais tey jii mënuñoo sigg ci askan bi ñu nekk ndax lan mooy magistrat yi ngay gis nii yi ànd ak nguur gi di ko defal li mu bëgg di yàq deru magistrat yi di yàq deru liggéey bu noble boobu nga xam ne dëkk bokk na ci yi ko bànqaas yi ko gën a téye mooy droit mooy ñi def étude de droit bokk na ci bànqaas yi waroon a gën a dëgër ci ab dëkk tey jii nii baadoole yi c'est minable ils ont emporté la justice avec eux dans leurs ténèbres tey jii kenn ci dëkk bi amatul ku fi nekk ku jox cër la justice les vrais magistrats en souffrent mais ñoom dañu war a jël seen ay responsabilités dañoo war a imposer dañoo war a def ay grève ne le procureur doit dégager ñoom loolu moo mën a setal seen der pour que nit ñi xam ne ils ne sont pas complices de ça fii ak ñu ngi toog ci suuf naan on sait que liquidation la on sait que manipulation la on sait que y a le président derrière on sait que ils veulent juste liquider fii ak ñu ngi toog di ko wax ci ginnaaw du am benn sens député magistrats yi seen bopp ñoo waroon jël seen ay responsabilités ñoom ñëpp ñu grève ne nous voulons le départ de ce procureur nous voulons le départ de ce juge d'instruction parce que ce ne sont pas des juges d'instruction yu nga xamante si nii mérité nañ toog wala ay procureurs yoo xam ne mérité nañ toog team justice du Sénégal am ci benn décision parce que ce ne sont pas des gens honnêtes donc ñoom looloo war a nekk seen doxin ñun ñëpp xam nañ que ne y a des magistrats qui souffrent de ça
parce que ñii ci seen chute bi ils vont amener tout le monde avec eux. Ils savent que ni mënatuñoo wax dara sénégalais xam nañ ko. Ils n'ont plus d'arguments. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire aux Sénégalais? La vidéo de Bougazeli que vous voyez, c'est à l'image des politiciens qu'on a. C'est à l'image du président Macky Sall. Parce que lolu kessa lañu indi moy médiocrité. Buñu démé ba nga xamanteni ni créer nañu créer japp ay nit. Jël ci xaalisu Sénégal né dañu ci liggéey jël ab procureur ñukoy fay xaalisu Sénégal. Ñu dem ba japp ci ay nit yo xamni dañoo sacc alalu Sénégal. Ñoom ñëpp ñu wañ seen loxo kaso wala ñëw ànd ak ñun ñoom ñëpp ne d'accord ñëw ànd ak yéen donc sénégalais bi perte na xaalisam la doon utiliser moom la ñu doon defee enquête yi te ça coûte extrêmement cher des enquêtes comme ça sénégalais bi ne lan foofu la mujj ana dossier ana ñi créé képp yëpp ana ñu war ngeen a xool li nga gis ni ci député Bougazeli c'est à l'image de ay Souleymane Ndéné Ndiaye des gens yoo xam ne lii lañ doon wax ku transhumé rey leen ko dagg leen bopp bi ay nit yu mel ne ay Aïssata Tall Sall Sénégal yi doon leen nawle woo ndax dañoo yaakaaroon ci ñoom que ni ay nitu valeur lañ ñooñu ñëpp génnoon ku ne di fëgg dënn di wan que ni yow da ngaa gëm li ngay wax ba tax na Sénégal yëpp naan waaw kay ñooñu ñëpp transhumé tey. ñëpp a cuub seen drapeau ñëpp a abandonné le peuple ku ci nekk dem nga xool positionnement sedd nañ la lii mooy les politiciens sénégalais est-ce que le Sénégal mérite ça est-ce que le Sénégal justice bii la mérité ku gis Bougazeli tey 2021 nii ci posture bii nii est-ce que doo fa jaar seexlooti politique na nga ko seexla woon mu gën a yokk ñii ñoo ñu jiite ñii ñooy suñuy ministre ñii ñooy suñuy député ñii ñooy dem ci plateau télé yi di joxe ay leçons de morale nan diw bandi la diw tokkati yambaale ñii bu leen déglu amuñu lu def ñii la ñii mais li tax mu génn li tax Bougazeli génn selon vous li tax une personne comme ça ñu jàpp ko une personne lambda bu ñu ko jàppee ci lii parce que li crime économique la lii moo gën a gaaw ci suuxal am réew une personne lambda bu ñu ko jàppee ci lii sax nit ñëpp dañoo war a jóg taxaw waxuma la ak un député boo xam Sénégalais yi jox nañ ko salaire bu mat sëkk jox ko 8-8 jox ko position tànn ko ci nit ñi gor ñëpp ñu romb ñëpp ñëw tànn ko ne ko teewal ñu kooku jël faux billet di ko liggéey bul xam ñaata la rawale avant ñu koy jàpp ñaata milliards la rawale avant ñu koy jàpp ci ndoddu askan bi. Il y a combien de Bougazeli instant bii nii ci dëkk bi combien collabore avec les trafiquants de faux billets combien collabore avec ñiy dugal bon bi ci dëkk bi combien collabore ci dëkk bi nii ci loo xamante si ni mooy delloo Sénégal ginnaaw combien d'entre eux qui se disent Joola Pël Wolof séeréer musulman chrétien mouride tidiane ñoo dem fi ñoo def fa ce sont ces gens là ñoom nga gis nii ñu woowee leen ñooy suñuy njiit kañ ngeen ni am jom kañ ngeen ni am jom ngeen delloo Sénégal àqam kañ ngeen ni am jom ngeen delloo Sénégal ay lengem kañ ngeen ni am jom ngeen jàkkaarloog Sénégal yi ne leen dañoo tële kañ ngeen ni am jom jàkkaarloog Sénégal yi ne leen mënuñu ne leen boobu ba léegi waxuñu leen dëgg kañ ngeen ni am jom jàkkaarloog Sénégal ne leen ñun duñ ay nitu dara ay comploteur lañu ay sàcc lañu ay détourneur de fonds lañu kañ ngeen ni am jom jàkkaarloog Sénégal ne ko réew mi mérité na ñeneen ñu dul ñun mënuñoo yor sax kaafu xëti kañ ngeen ni am jom delloo Sénégal lengem ngeen delloo Sénégal méritam kañ ngeen ni am jom boobu kañ ngeen ni yërëm Sénégal kañ ngeen ni yërëm seen waa koñ yi seen waa village yi seen waa dëkk yi lu tax ngeen ñàkk jom gi ci kan ngeen ko jëlee lu tax ngeen yaakaar ka ni yéen a gën askan bi su ngeen ñëwaatee bu ginnaaw suba lu ngeen di waxati lan ngeen mën a jàkkaarloo waxati ko askan bi à part xiifal nañ la marloo nañ la chomeloo nañ la jaarloo nañ la ci géej gi yàq nañ sa mbay yàq nañ sa napp
désespéré loo nañu say jeunes borom diplôme yaa ngi taxawaalu wëyu yi bandi yi fenkat yi sànnikatu xeer yi markatu taat yi kese ñooy tekk ci dëkk bi ci kaw diplômé yi ci kaw cadre yi ci kaw borom xel yi ci kaw jàmbaar yi soppi ngeen góor yépp ay jaam ñépp rëppeelu nañ kañ ngeen yi am jom delloo Sénégal ay lengem. Le premier coupable kan lay doon ki waroon a doxal yoon te doxalul yoon ki waroon a uuf Sénégalais yépp njaboote ñépp jiital dëgg ragal yàlla bu kooku jubul na leen leer réew mi di jub. parfois dañu naan réew mu nekk njiit yu mu am mooy ñu mu mérité c'est non 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 ñun Sénégal bu ñu bàyyi woon ñu tànn njiit yu nuroog ñun suñu vraie nature du ñu mel nii mukk si àdduna billahi lazim parce que avant ñoom yàqkat yi di ñëw saay-saay yi mooy tubaab bi bay collaborer ñeneen pour ñu gën ñoon njett ci yàq googu noonu fekk na ñun pare woon nañ réew mu baax lañu woon ñun mun leen fexe ba ñu cracher ci suñu histoire parce que ci suñu histoire dañ ñoo jàngal ñun que ni ñun ba ñuy kawe tubaab yi xamegul luy kawe ba ñuy civiliser di teg mbiri ci code am ay royaume avant loolu yëpp ñu am ay constitution am ay empire am ay gouvernement am ay système social bi ñuy dundee bañ koy am tubaab bi ak seegul kon tey ku ñëw naan ñu société bu nekk la mu am la ña koy jiite c'est à leur image ñun duñ ko mën a nangu parce que ñun xam nañ que ni yàqkat yi ñoo dévier suñu yoon mais ñun suñu yoon commencé wul en 1960 commencé wul en 1900 colonisation bi muy commencé suñu yoon ba mu commencé du tey suñuy jàmbaar bañ commencé du tey bind nañ fi wan nañu seen histoire mais réew soo ñëwee jox leen indépendance nekk ca ginnaaw yor say marionnette di ko jaxase ni mu la bëggee di la yóbbu ni ko bëggee réew moomu bu dee am naa indépendance ñii rek la ci làmmiñ de façade mais amul vraie indépendance bi tax mu defaru bu ñu amoon vraie indépendance buy jëw yar ñi ci suñuy valeur yar ñi ci suñuy téere yar ñi ci suñu histoire yar ñi ci suñu ay référence kon ñun beneen façon société la ñuy doon mënuñoo dem 50 ans après ñu am une crise identitaire toujours di laaj ñun la ñan olof lañ war a làkk wala tubaab lañ war a làkk suñu journal yi olof lañ ko war a def wala tubaab lañ ko war a def journal écrit yi olof lañ ko war a bind wala tubaab lañ ko war a bind ba léegi nii on ne sait pas xamuñu luñ doon kon bu ñu kenn wax que ni suñu dëkk c'est à l'image de nos dirigeants déedéet c'est à l'image de ñi ko jël en otage ñi fi nekkaloon colon yi après cette soi-disant indépendance jël direction bi ñu bëgg yóbbu ko fa réew ma jàngal ñiñ bëgg ñoom ñu jàng ko di ñu jàngal seen ay révolution ñoom fàtte suñu ay révolution ñun di ñu jàngal seen ay écrivain fàtte suñu ay écrivain ñun donc bu leen ñu wax que ni c'est à l'image de nos dirigeants déedéet c'est à l'image de jël bi ñu jël en otage jël suñu réew ba koo yóbbu ci direction bi ñu bëgg ñàkk loo ñu suñuy valeur doon loo ñu ay complexé wan li ñu que ni seen histoire baaxul seen i mag lañ bind c'est pas si riche pour ko ñu yóbbu ko ci école yi ak ci université yi loolu moo tax ñu am crise identitaire c'est 70 ans après kon réew moomu ci victime la en état de victime la nekk toujours ña fa nekk di ko jiite ñoo lëkkaloo ak seeni saay-saay yu démb ñu jël xeexu démb ba sololaat ko beneen yëre continuer ko loolu mooy li fi am moo tax ñu ñëw njattaat ñu njatt suñu économie njatt suñu culturellement ñu njatt ñu wax ñu ni ñu war a toogee ni ñu war a lekkee ni ñu war a génnee ni ñu war a solo lan moo rafet lan moo rafetul lii moo rafet lii moo rafetul ba defe nañ ñun ku ci làkk tubaab sax foog na nga kan yow yaa ngi jël level parce que dañ laa gëmloo que ni soo xamee sa bopp yem loolu baaxoo dañoo war a xam ñun tubaab bi pour mën a jël level ba tax na ki ci dàq prononcé wu day yaakaar que ni moo jël level. léegi ci suñu kër yi sax biir Sénégal laa la wax ci suñu kër yi sax làkkatuñu suñu làkk yi suñu doom yi ndax aliénation bu metti defe nga ni bu fekkoon 1960 bàyyi woon nañu ñu jël suñu réew jox ko direction bi ñu ko bëgg a jox defe nga ni kon tey jii ñun société bii la ñuy doon est-ce que defe nga que ni bu boobaa nga xam si ni président ya fi nekkoon jël na lépp mettre ko en valeur mbindum Serigne Touba mu mettre ko en valeur mbindum Mame Alhaji Malick mu mettre ko en valeur histoire bu Baye Niass mu mettre ko en valeur ci njàng mi référence yu mel ne Mame Cheikh Fall ñu mettre leen en valeur
est-ce que bu ñu amoon président yu mel noonu institut yi ak alxuraan yi ak arabe yi lu ci ne mu yëkkati ko jox ko gëdd bi mu war a am est-ce que defe nga ni kon ñun société bii la ñuy am société bu tey bii la ñuy am ni nga xam ne amuñ suñu ay code tey jii sax ñun dem nañ ba xamuñu sax la mooy suñuy code lu tubaab bi def ay code am rek ñun moom la ñuy def suñuy code nga foog ni bu fekkoon 1960 am nañ des vrais dirigeants 1960 ñu jël réew mi jox ko direction bu mu war a jël est-ce que ñun tey façon société bii la ñuy doon boo xam si tubaab bu ñëw ñu sëgg tubaab bu ñu nuyoo jaar suñu tur sax ñu kontaan ne tubaab bi xam na ma sama xarit tubaab bi boo demee ci tubaab bi tu baisses la tête yow en tant que leader lu tubaab bi bëgg nga leen di defal ñu teg la fii naan France Afrique waaye ñoo leen jiite yéenay suñuy xarit boo ñëwee sa réew mattatu jàpp dóor yónnee kenn du manifester kenn du lekk kenn du naan nga gëdd ñëpp saaga ñëpp wan ñëpp dama tàng dama am xadar boo demee ci tubaab yi ngem boo glace doo siggi xool leen ay xale yu ndaw ñooy sa kilifa nga am sa réew am sa drapeau am sa hymne national daal ne man je suis un pays souverain et tu n'oses même pas regarder les blancs bët ak bët boo ñëwee sa réew di jaay affaire u Firawna boo ñëwee sa dëkk di leen tiital boo ñëwee sa dëkk di leen toroxal boo ñëwee sa dëkk di leen tëj ci kaso di leen piéger di fekke góor ñi nga waroon a applaudir ngay xool naka nga leen toroxale nga jël bandi yëpp fat leen sàcc yëpp nga fat leen defkat yëpp nga fat leen ànd ak sa justice koo bëgg mu jàpp ko ku def tooxi doonu bu toll ne àdduna te ànd ak yéen ngeen fat ko yéen xeetu njiit ngeen kon yéen élite bi nekk si ñun ñu yéen excellence bi nekk si ñun kan moo koy développé yéen fu ngeen di jaar comment des minables comme vous comment des nullards comme vous mën nañ dem jëli excellence bi nekk ci jeunesse bi génnee ko jeunesse bi dañu fees tel ak xam-xam dañu jàng ba ni ar ku ci ne am na domaine boo maîtriser ils ont du mal à exploiter seen xam-xam tukki kase nga am solution demal sax Maroc yaa xam mais na nga tukki génn dëkk bi dafa lu leen espace bu ñu yaatale seen xam-xam lañ doon jàng ba am ci di kenn joxu leen benn possibilité ñu toog seen biir dëkk développer seen xam-xam donc man mënuma ñëw rek daal di condamner peuple bi victime la fii ak ñu nekk ci tête bi wagon bu njëkk bi fii ak c'est un wagon pourri te nee nañ la jën ca bopp ba lay nëbe fii ak wagon bi nekk ci kanam ay Souleymane Ndéné Ndiaye la ay Aïssata Tall Sall la ay Farba Ngom la ay Macky Sall la ay Bougazeli la ay trafiquant fii ak ñooñu jiite xam ngeen ne duñ dem fenn fii ak ñooñu ñooy fal ay procureur xam ngeen ne justice du am ci dëkk bi fii ak ñooñu ñooy tànn di ñu jéem a daaneel ci ay affaire u ethnie ba ci wàllu fal bi ci poste clé yi ñu jéem a xool naka lañ ko defee mbiru ethnie di créer affaire yu garaaw ci suñu biir dëkk fii ak yooyu mi ngi am xam leen ne du ñu dem kanam te xam ngeen ko vous savez très bien qu'ils sont en train de jouer un jeu très dangereux wootal nañ ñu ci affaire u ethnie yónni nañ ñu cax nañ ñu nañu buñ ñu naree xañ troisième mandat jël leen jaas yi lu ne def nañ ko ils ont tout fait lenn kase lañ ci jublu nuñ def ba jekkalaat seen toogaay jaral na leen même fibre yi gën a sensible sax laal nañ ko poste yi ci niñ koy falee boo demee laal nañ fibre ethnique bi kon ñii c'est des pervers c'est des vicieux c'est des gens yoo xam si nii pare nañ pour jaxase ñu ñun Sénégal ñun jeunesse bi ñun ñii pare nañ pour jaxase ñu pare nañ pour laal fibre yi gën a sensible pour que réew mi yàlla nañ si yàlla musal loolu moo tax am réew kenn du ko dénk ay voyous gis nga am réew c'est très sérieux ministre ñi ngay gis ñu jàpp leen ñu taxawee nii booy wàccee deru député ñii wàccee deru procureur bu njëkk da nga daan toog di rêver buñ la poser question nga ne je veux être député kan moo bëgg a nekk député tey suñ la poser question nga ne je veux être procureur kan moo bëgg a nekk procureur tey yàq nañ deru magistrat yi yàq nañ deru bépp liggéey boo xamante si nii lii lu noble la woon lu waroon a nekk référence lu repère loo xamante ni nit ñi dañ koy xool bëgg koo doon la woon wàccee nañ ko au plus bas niveau ci suuf ténèbres yi lañ ko wàccee ñooñu ñu jiite ñooy directeur ñooy député ñoo yor xaalis Bougazeli trafiquant de faux billets ñu jàpp ko muy baab alkaati yi te lii yëpp alkaati yi wax nañ ko teewul quelques semaines lañ ci def ana Bougazeli nekk ci dëkk bi ñu bàyyi ko muy lëmbe nekk ci dëkk bi ñu bàyyi ko mu nekk si jàmmam loolu bu neexul woon juge d'instruction yi du am wala juge des peines xaw ma kuy joxe liberté mais dañ koo bàyyi mu génn
te lu mu def c'est extrêmement grave doomu baadoo la xamul liberté provisoire te pour moom doomu baadoo la lii du pour moom tey jii nii Guinée boo demee seen conseil constitutionnel ña doon décider toog am seen président mu leen di def la ñuy def tey anañu àdduna day tourner à tout moment day tourner juge d'instruction yooyu dañoo faroon ak ab président daal di abandonner seen peuple tey jii anañu ay nit yu jàng am xam-xam jaay seen ngor weddi yàlla tóoj leen bañ àgg ab benn simple président jaral leen ñu wor seen askan wor yàlla tey ñooñu anañu dañoo nangu seen ay passeport tëj seen ay compte bancaire nangu loolu lépp ne leen yéen ñi validé woon kii doon tooñ askanam ngeen validé ko yéen pareegun ci yéen bu leen génn dëkk bi tey loolu ngeen war a wax ñu nekk juge ñu nekk conseil constitutionnel bu Sénégal parce que lépp loo xamante si ni suñu président yi bëgg nañ ko am nañ ay juges yoo xam ne pare nañ pour defal leen ko juges yooyu dañuy abandonné peuple bi dañuy abandonné le droit dañuy abandonné luy dëgg dañuy abandonné yàlla mi leen joxoon possibilité ñu am xelum njàng yàlla mi leen téye rayu leen téye seen bakkan bàyyi leen fi ba nit mën leen a xool ba leen di jox poste parce que bu leen yàlla defoon muur seen i bët kenn du leen xool ba leen jox poste bu yàlla téye woon seen i cër mën nañoo bañ a apte pour def poste yooyu noonu bu yàlla defoon ñu nekk ay nit yu amul xel duñ am diplôme bay doom di amee poste yooyu noonu ñooñu ñoo wëlbatiku wor yàlla cadeau boobu yàlla defal leen ko ñu utiliser ko wor seen askan ñu utiliser ko jàpp seen askan di toroxal ñu utiliser ko jël ay bandi def seen benn clic nak ab clic di toroxal sénégalais yi naka ngeen di xooleete ñii ci ay bët ñii buñ ñëwetee di wax ak yéen ñii buñ ñëwetee lan lañ leen war a mën a wax lu dugg seen nopp lan rek le politicien yi war a mën ñëwati wax ko mu dugg seen nopp trafiquants yi bandi yi voyous yi nga xam ne ñoo gën a arrogant ci àdduna bi buñ toogee ci plateau télé yi dañuy fokk ni seen bàyyi moom Sénégal malgré li ñu leen di fay nu mu bëree malgré que conditions yi ñu leen teg ni mu baaxee malgré opportunité yi nekk ci seen poste yi ni mu bëree ñoom ña ngay wëlbatiku di ñu gën a suuxal ci kàmb gi waaye ñii boo leen tuddewul ennemi lan nga leen di tudde naa fekk yi leen di jàppale ci seen média yi loo leen def loo ñu def ko bu xaalis génnee fàtte nañ yàlla te gis nga àdduna bi boo fàttee yàlla yow mbaam nga mbaam sax la tane parce que mbaam sax day jaamu yàlla lépp lu yàlla bind da koy jaamu mais gis nga boo fàttee yàlla ci sa àdduna lu ñëw rek da nga ko ñemee def lu ñëw rek da nga ko ñemee def mooy tax nga jàng ba am diplôme di wut ba am poste kan moo la jox loolu yàlla mi la permettre nga am xel am sago am diplôme benn nit topp bakkanam am ay projet am woo la ci fay la nga wor yàlla jàppale ko ci li mu bëgg kum ne la salteelal ma nga xëy salteelal ko yow yaa ngi fàtte ñetti fani bàmmeel barke alxuraan yaa ngi fàtte ñetti fani bàmmeel te yaa ngi fàtte ni yàlla mi ngi lay gis yaa ngi fàtte que ne seconde bu nekk yàlla mi ngi lay teg bët mi ngi xool li ngay def lépp li ciy dëgg xam na ko lépp li ciy tooñ xam na ko yàq gi nga yàq deru sa moroomu jullit yi yàlla ngi ciy teg bëtam sam góor ñi nga xam ne si defuñu dara benn nit fay la pour nga yàq seen der yàlla mi ngi lay xool mi ngi lay gis nga nekk yow topp sa bakkan luñ la def loo nga def ko bu xaalis ñëwee nga wor sa askan wor ki la jox jàmm jox la sago jox la xel jox la wér-gi-yaram jox la nooyi ngay nooyi nga wor ko ndax lan am na benn waay boo xamante si nii dafa topp bakkanam kase yor xaalisam nga ne ko indi ma defal la sale boulot ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla boobu il est vulnérable amul doole war nga koo mën a def loolu mais bul fàtte ka ni moom ñàkk na doole mais yàlla ñàkkul doole te àdduna dafa gudd tànk instant bi ngay lekk ni muy neex ngay fay say caga di jënd say oto di def loo neex muy neex nga fokk ni te yow da ngay dof boo dul woon dof di nga xam que ni yow ak dee yéenay ànd tous les jours
loo bëri milliards yow ak dee yéenay ànd plus tous les jours loo am wér-gi-yaram yow ak dee yéenay ànd tous les jours soo amoon tuuti xel doo jëndee àdduna bi doo ko jëndee àllaaxira parce que luñ la mënta fay boo moytul doo ko jariñoo lu ñu la jox nga lekk ko 10 ans boo moytul 15e année bi lépp garab lay jara doo moytul lépp da nga ko jëndee ci garab lépp da nga koy fajoo su dalu ci yow mën na dal sa njaboot sa xaalis mën naa am que ni doo ko sax jariñoo mën nga am 15 millions xëy di jënd ay ordonnance di yóbbu ay doom fu ne nga yóbbu pour faj da ngaa fàtte yàlla dee mu ngi ànd ak ñun à tout moment bis boo jëlee avion mën naa daanu bis boo jëlee sa oto mën nañ laa mbëkk bis boo sëggee di jàpp soo moytul crise cardiaque mën na la faa daanal bis boo tëddee di nelaw boo moytul doo yeewu nga dof rek yow nga topp sa monde éphémère monde bi fii nga xam ne lépp naxe la nga naan non bàyyil ma def ko rek coow di jib yàlla dañ may baal après balaa may dee naa tuub booy bii benn bii rek laay dóor yaa ngi fàtte yow àq bi conséquences yi ci am nit ki nga yàq liggéey ba mu yoroon xaalis ba ca nekkoon kam lebaloon tardement ba ca am kaneen ko lebaloon yaakaar ne day kii far ñu dàq kooku parce que kii la yaakaaroon conséquences yi am ci ginnaaw àq boobu yëpp yow fàtte nga ko pour yow le fait rek mooy lii garaawul yow yaay dof man loolu laay woowee dof nekkul ki sol ay sagar fii ci mbedd bi de kooku dafa am malade mental la dafa feebar comme ni nit di amee problème xol moom noonu la amee problème xel mais ki dof mooy kii def yii ma lay wax nii ki fàtte yàlla di tooñ ànd lëkkaloo ak nguur di tooñ jaamu yàlla yi te pourtant yàlla teral na la ñu la dàq jaamu yàllaa fi nekk ñu la gën judd ñoo fi nekk ñu la gën a nekk gor ñoo fi nekk yàlla tànn la ci ñoom ñépp ne la am jiital ma ñii yow nga wëlbatiku ànd ak say clic ngeen wëlbatiku yéen ne yàlla xoolal alal ji nga ma jox xoolal poste yi nga ma jox danaa ci toroxal sa jaam yi danaa contracter samay muscle di leen saaga di leen napp Mame Mbaye Niang ci télé bi doon seen loi bi ñu koy tëgg ku fi yëngu dañ koy duma Mame Mbaye Niang tàppet bu mel ne Mame Mbaye Niang ku fi yëngu dañ koy duma ngeen toog jaamu yàlla yi seen diggu bopp di leen yuuxu noonu yor seen procureur tëgg seeni loi tiital jaamu yàlla yi ci réew moo xam ne ay wàll yu ñoo fi tëdd réew moo xam ne wàll yu dañoo jaamu yàlla ba may leen jaamu seen biir dëkk ñu ne man samay sët dañoo bëgg ñu am réew mu dal bu nekk yéen ngeen ñëw di caxate jàmm jooju parce que li ngeen di def mooy indi fitna tooñ gii ngeen di tooñ mooy dem ba yee li gën a lëndëm ci ñun te bu dëkk bi tàkkee da ngeen foog gis nga nit da nga taal loo xamante si nii pour yow da nga koo taal mais bu moytuwul sa bopp nga taal parce que bis buy wàññeekuwaat ci yow daf lay bett mais nag pour la plupart d'entre vous pas besoin de leen def la morale parce que celui qui a vendu son âme au diable qui paraît pour def ay sacrifice qui paraît pour rey ay nit ki ñu laaj xolu xale bu vierge mu indi ko ki ñu laaj xolu doomam wala liiwu doomam bu dof wala mu liiw xam nga kooku boo jàkkaarloog moom di ko def ay leçon de morale tu perds ton temps ñi ci des rek lañ mën a waxal mooy ñi nga xam ni jëluñu alalu réew mi jëluñu dara mais en général ay victimes lañ mooy peuple bi ñoom la mafia bi di nax donc ñun suñu warugar rek mooy ñu waxtaan ak peuple bi pour ñu yeewu ci wëyu yi ñu amal affaire trafiquants yi ñu amal affaire vous avez vu leur vidéo gis ngeen fi def ñoom ñëpp waa APR la te gis ngeen taxawaay bi ci justice am bu doon ñaneen ñi la dégg ngeen fi ay mbir yu garaaw guddiñ toll nii ci affaire justice mujjul fenn dem nañ gaaw indi ay kii jël ay nit yoo xamante si ni soxlawul ci ñoom lenn lu dul toroxal leen ak combat bi ji mëne ñu kase ko loolu moo tax guddiñ toll nii ñu jël loo xam ni amul instruction amul luñ ciy lijjanti amul li ñu jël leen tey ci kaso bi ba tey vidéo bi rusloo na leen vidéo bi rusloo na Macky Sall rusloo na Bassirou Gueye Bassirou xaw ma nu mu tudd procureur bi vidéo bi wan leen que ni bàyyi ngeen ab délinquant ab sàcc ab délinquant ku doon daaneel suñu économie jox ngeen ko liberté bàyyi doomu baadoole yi ci kaso bi te ñii ñooy ay député Macky Sall ñoom lañ jàppaat ci passeport diplomatique yi ñu doon jaay barki démb ñu yóbbu leen teg leen poste pour ngeen liggéeyal ñu ngeen wëlbatiku yéen di trafiquer suñu ay passeport